1962 décembre 1962 le 17 wala le 16 mu ne Senghor di jiite daje ba ñu daal di dem ba muy waaj a jeex ci ordre du jour binduñ ci woon kii mais am ko ne dañuy étudier benn motion de censure jànnee na kenn ci sama gars yi yaakaar naa Alioune Sarr la ministre Alioune Tall astaghfirullah ministre la woon moom moo remplacé Bécaye Sène bi ñu ko génnee gouvernement bi Alioune Tall moo nekk ministre de l'information bi mu dàqee Bécaye mu ne Alioune Tall dal di jóg daanaka xaw naa gëdd Senghor sax ne ko mais yow looy def ni motion de censure kenn da ko prévoir ci kii bi nee na Senghor ragal xaw a daw mais nee na terewul xaw ma Lamine Gueye am na dikk na lu mu ko déey ba Senghor fexe na ba réunion ba mu ne da ciy jàllale mbir ma nee na ma mujj proposé ne le 24 décembre war nañoo am parti bi dana am daje Tëngéej Rufisque bu ñu fa demee étudier motion de censure boobu man d'accord naa ñu étudier ko léegi comme loolu rek ngeen bëgg nañ ko étudier mais nañ xaar ba réunion le 24 décembre nee na ñu ne waaw mais nee na laata ñuy jóg Senghor fexe na ba dugalaat motion de censure ba ca daje ba motion de censure boobu nag la ay député dem yoo xam ne ba tey ñeent ñi ma tudd booba cumul dafa amoon da ngay nekk ministre nekk député Maguette Lo Ousmane Ngom ak ñeneen ñaar ki dëkk Gossas ci la bokkoon alors ñu dem ak ñenn nat ñu nu copte ci ay sengoriste ñu dem assemblée di wote ab motion de censure jànnee na man yëguma ko en tant que président du conseil député yi farak man kenn wóoru ko ci convoqué wul leen nee na am ku dikk rek ne ma ah gars yi da ngeen dajale assemblée nationale di wote ab conseil motion de censure ma ne assemblée mënuñ faa daje te yëguma ko mu ne ankay ñi ngay daje mu ne ci laa jële décision mooy président du conseil nee naa la moo yore plein pouvoir daal di jox gendarme yi ordre ne leen dem leen tas réunion ba te téye ñooñu koy def ba ngoon ngeen bàyyi leen nee na jànnee na ordre boobu laa joxoon téye leen ba ngoon ngeen bàyyi leen mu ne gaa yi dem tas réunion ba assemblée waaye député ñu jàpp ñi ña ca des daw Lamine Gueye boobu mooy président de l'Assemblée nationale ci camp wu Senghor la bokk nee na Lamine Gueye ne leen écoutez man liir naa règlement intérieur u assemblée waaye règlement bi liy wax assemblée en cas de force majeure bu ngant amee fu mu daje rek baax na comme génne nañu assemblée nañ dem sama kër booba Lamine Gueye mi ngi dëkkoon fi ñuy tudde léegi maison de l'avocat ci boulevard de la République foofa la këram nekkoon ñu dem foofa toxal fa assemblée ba ci présidence su Lamine Gueye nekk jiite ko ñu daal di voté motion de censure bi daaneel Mamadou Dia le 17 décembre ca motion de censure ba la buñ ko watee rek nekkoon léegi Mamadou Dia nekkatul président du conseil Senghor nag en attendant pouvoir yëpp moom lañ ko jox seen ngeen état d'urgence bii ñu nekk tey booba lañ ko njëkk a proclamé moo tax damay wax ne Sénégal presque déedéet safirullah état d'urgence lu sax ñu ngi ko proclamé ba ñu tasee fédération ba créé état booba comme ñi ngi ragal maliens yi yëngatu waa Soudan ñu daal di déclarer état d'urgence boobu dafa continuer ba 1962 bu ñuy daaneel Mamadou Dia ñu ngi ci état d'urgence du 20 août 1960 ba ni ñuy daaneele Mamadou Dia kenn yëkkatiw ko parce que bokk na ca motif yi ñoom Maguette Lo ak ñett ñi mu àndal muy ñeent ñi déposer motion de censure ba liñ doon reprocher Mamadou Dia bokk na ci ne état d'urgence bi dafa yàgg te yëkkatiw ko saa yu 3 mois yi jeexee rek mu renouveler waat ko ñuy dem ba jamono yooyu donc daaneel nañ Mamadou Dia mooy espèce de coup d'état bi Mamadou Dia bind na ko wax na ko nee na coup d'état amuloon bu coup d'état amee waa Senghor ñoom ñoo def coup d'état parce que man maa yore woon pouvoir yëpp donc lu may doyati coup d'état Senghor mooy président de la République mais yorewuloon dara man en tant que président du conseil maay nommé ministre yi maa leen di soppi nee na kon lu may doyee coup d'état effectivement li ma gëm
mooy Senghor ci fexeem moo utiliser Mamadou Dia ba tas fédération du Mali utiliser Mamadou Dia pour nekk président de la République ba mu paree ci loolu nag soxlaatu ko mu ne daf may gêner parce que Mamadou Dia ku dëggu la woon ku jullite la woon bokkul ak Senghor nu ñu doon gisee àdduna Mamadou Dia benn gisin la amoon bu wutee lool ak bu Senghor mais terewul ay xarit la ñoo àndoon nañu loolu la yàlla dogal donc ci lañ éliminé Mamadou Dia daal di koy jàpp ba ñu ko wàccee yemul ci wàcc ko dañ koo jàppale Alioune Tall Joseph Mbaye Valdiodio Ndiaye ñooñu ñëpp ay ministre lañ woon mais liy wane ne ay xaritam lañ ñooñu ñëpp ñu jàpp leen yóbbu leen Kédougou jugé leen ñi ñu tëjoon leen Mamadou Dia à perpétuité daanaka yaakaar naa ñi ci des ñu tëjoon leen ay at yu baree bari am na sax ñu jot a faatu ca kaso ba ñi ci des 1974 bu ma juumut lan leen bàyyi te Senghor mujj décidé bàyyi leen mais boobu fekk na lii am na Mamadou Dia gumba na ca kaso ba parce que moom dafa amoon feebaru bët daan dem Suisse di faju ji nee na liñ ko tëj lépp nanguwuñ mu génn faju ji ba daanaka ca kaso ba Kédougou lañ leen yóbbuwoon fa lañ leen tëj nettali na yu bari lu leen métital yu leen def ak ay kii mais bref loolu amul solo en tout cas loolu moo am moo indi li ñu tuddee coup d'état wala tentative coup d'état bu 1962 décembre 62 la am Senghor jàpp leen tëj leen mars donc 62 jeex na parce que décembre lañ nekkoon janvier février mars Senghor def référendum wateelu constitution bu bees boobooy bin yore tey nii daanaka constitution boobu nag moo jël tous les pouvoirs jox ko le président de la république muy Senghor amatul daanaka de 63 mars boobu mu ko watee ba bi mu nommé Abdou Diouf 70 ou 71 amatuñu premier ministre da ko supprimé woon mu jigale ko delloo si jël Abdou Diouf def ko fa mais li ëpp solo mooy constitution bi ñuy yore tey nii nga xam ne dafa jël pouvoir yëpp teg ko ci loxoy président de la république ci jamono jooja la ko Senghor watelu ci benn référendum boo xam ne sénégalais yi dañ ko voteel massivement jël pouvoir yëpp teg ci loxo donc loolu mooy benn page ci sunu indépendance bi nga xam ne moom la ñu ne moom lañ doon feetu tey asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf merci monsieur le ministre ci exposé bu détaillé bi te am solo yaakaar naa ne solo si moom fu ñu ko takk rek weesu na foofu ndax jël nga sa temps leen lu ci nekk nga tegaat ko ci place am ba nga xam ne képp koo xam ne déglu na exposé bi rek dana mën a jàpp ne histoire bi nga xam ne moo am ci indépendance Sénégal dana ko mën a gën a jàpp ci anam yu gën a leer wala yu leer lool xam naa buñ ko doon tënk dana gudd waaye buñ delluwaatee tuuti ci li ma tënk rek wala li ma jàpp ci sama xel mën na ma jàpp ne France kon bi muy joxe indépendance ci Sénégal dafa nekkoon koo xam ne amuloon choix xamoon na ne pays africains yi àgg nañ ci dayo boo xam ne il faut ñu am seen indépendance mënuñu ko na ñàkk a jël kon dafa obligé joxe ko waaw waaye nag moom moo ñu imposer façon bi mu bëggee joxe indépendance maanaam façon indépendance bi mu bëggee dafa mel ni ci bu ma déggee sa wax France moom moo tànn façon boobu noonu les pères des indépendances muy ñoom Senghor ñi nga xam ne ñoom ñoo fexe ba indépendance boobu ñu am ko dafa mel ni ñoom it bëggoon nañ indépendance waaye bëgguñu woon perdre seen amitié ak France loolu dafa mel ni feeñ na ci wax ji buñ demee ci avancé lu baree bari gis nañ ne Afrique ñàkk ànd wala ñàkk booloo yàgg na fi ndax buñ xoolee ci ni nga xam ne fédération du Mali ak yeneen fédération yi ko jiitu woon yépp ni mu demee fa mujj rek gis nañ ko muy ñàkk àndoo yàgg na fi gis nañ ne France moom réussir na ci tasaare
loolu nga xam ne mooy fédération du Mali ndax intérêt am newu ci woon te moom sàmm intérêt am jaral na ko fédération du Mali du am buñ déggee say waxit gis nañ ne mën nañ gis ne njiit mën na tabax lu rëy ci askanam ba kenn du ko fàtte waaye tamit mën na màbb loo xam ne kenn du ko mën a taxawalati ba ilaa yow mi saman wala boog dana metti lool wala mën na indi ak tooñaange sax ci aw askanamam loolu dégg naa ko ci wax ji problème mu dualité muy xëccoo ca kaw ci ñaari mag wala ñaari ponkal gis nañ ne bari na lu muy dal suñu njiit yi te bokk na ci li nga xam ne moo gàllankoor sunum réew wala suñu continent ba tax daanaka mënul àgg fa nga xam ne moom la war a àgg. Professeur xam naa ne guddi na te xam naa ne dañ la war a libéré waaye du ñàkk léegi rek ñu jóbbaale benn question boo xam ne danañ la ko posé waat ci biir waxtaan wi dañu gis ne ñaari façon dafa am muy indépendance boo xam ne da nga ko xeex ci deret tuur ko ba jot ko ak indépendance boo xam ne da nga ko am ci ak xaritoo maanaam da nga ko am ci xaritoo ak ki nga xam ne moo la koy jox mu joxale ko nam ko bëggee nga xam ne day continuer di la protéger nga wékku ci moom ñaari façon indépendance yooyu ban mooy bi nga xam ne moo ci gën bi nga xam ne xarit bi moo la ko jox ndax loolu mën nañ ko jàppe indépendance maanaam bi nga xam ne tegoo ko ci deret turoo deret ba jot ko ndax loolu mën nañ ko jàppe muy indépendance ndax ak xaritoo tamit àgg na ci dayoo bii mu àgg muy dayoo wékku ci ki nga xam ne moom nga xaritoo ba nga xam ne li ñuy wax dépendance économique da nga koy def ci moom dépendance culturelle tamit da nga koy def ci moom loolu kon dama yaakaar ne war nga ñu gën a mën a leeral côté boobu ndax xaritoo war na mën a àgg foofu monsieur le ministre. waaw sëñ Ibrahima laaj bi nga laaj de moom daanaka yaakaar naa ku nekk ci groupe bi mën na cee tontu ci sama place ñaari forme indépendance yi nga wax indépendance négociée ak indépendance arrachée boo foqar ñi nangu ko Jamal Abdel Nasser defe naa xaw ma moom Yasser Arafat moo doon wax ma uxida bil quwa laa yuraddu aw laa yustaraddu illa bil quwa lu ñu jëlee foqarñee doole de su ko nanguwaat lu dul ci doole principe boobu nag day gën a jox dëgg kon ñi nga xam ne dañu xeex seen indépendance sama oustaz bu baaxoon lool sax daf daan wax ne ba muy jàng Tunisie nee na booba Tunisie ñi ngi laaj seen indépendance di xeex ñoom nee na bés ñu ñëw ca université ba ca cité ba jël étudiant wu tunisien yi mu ne dañoo bàyyi ban tëdd tubaab yi ñëw dugg ci biir cité ba di jël université étudiant tunisien yi benn sama oustaz boobu may nettali xam naa ñu bëri seen xëy na ñàkkul ñu buñ ko xamul dégg ko muy sàmbaay rahimahullah jàngal na ma sama oustaz woon di ku baax lool moo nettali loolu mu ne moom ki mbokkaloon chambre ab tunisien la mu ne ñu jël si ko ci guddi gi yóbbu ko lu yàgg lool ñu delloo si ko ci guddi gi wala boori fajar mu ne yaram fépp ngi defi dërgët xam naa dañ ko doon dóor muy jooy mu ne xam nga ji koy Sénégal a jàpp ma rek mu ne ak étudiant boobu mu ne ma jóg di ko reetaan mu ne ma ah yaa ngi reetaan waaye demal bala ngeen a am indépendance dëgg da ngeen jooyee ni ma jooyee alors loolu daanaka mooy dëgg indépendance kenn du ko am ci caaxaan Senghor da daan wax ne sun indépendance maa ngi ko négocier en 45 minutes indépendance négocier rek moo njëkk a poser problème parce que indépendance mooy jot sa bopp nag bu fekkee ka la xañoon sa liberté daf la ko def ci doole daanaka waxtaan ak moom ba jotaat sa bopp du yomb de wala boo saganul mu naxaat la ci waxtaan
bu Afrique nag Ibrahim ni nga ko waxee mooy li am c'est-à-dire que France moo ko préparé xam nga ñun africain li ñuy daal lu bari ñàkk a préparé ñu ko teg xeex baax na waaye xeex buñ préparé wul amul njariñ manifester baax na waaye manifestation buñ préparé wul amul njariñ moo africain nag fii point faible am nekk mooy li mu bëgg ëllëg du ko préparé day xëy rek dugg ci loolu nag mën nga ci am résultat tey waaye du sori du la yóbbu fenn la du yóbbu parce que li ngay def préparé wu ko réew caaxaan yorewu ko caaxaan doxalu ko aussi boo soxlaa doxal réew ci anam yu jaar yoon da nga koy waajal lu yàgg-yàgg waajtaay wu xóot itam waaw du ne rek da ngay jóg na tey su gannaaw suba rek nga soppi ko munta nekk moo tax sunu réew yi cooway bari rek waaye soppi kogul waaw da koy soppi mooy il faut ñu sensibiliser nit ñi d'abord éduquer leen ci yeneen valeur xamal leen ñooy kan xamal leen fi jaar ak tubaab yi ba ñu xam ko réellement xam lim ñu jox mooy lan bu ko defee ca la ñuy mën a amee une indépendance véritable bu dëggu lool waaye ku nekk xam na ne réew yi am indépendance xool Algérie tey boo xoolee un Algérien na muy réagir ak ab Sénégalais du bokk Algérie bi fierté bi mu am parce que indépendance am da koo ñàkk door koo am alors ñi nga xam ne dañoo négocier nag dina jafe ëllëg ñu génn ci indépendance li may wax ci africain daal nañu xaw nañu daal ci CFA bi xam nga CFA am na ñu naan am nay mouvement yu fi juddu ay France dégage ñi naan xaw ma naan anti CFA front anti CFA mais yooyu yëpp doyul Afrique man franchement dëgg li may wax dama ko xalaat Afrique du yooyu la soxla du activisme la soxla fi mu nekk nii dafa soxla ay xalaatkat parce que tubaab yi ci xalaat lan ñu gagné la ñuy defar ëllëg duñ xëy rek taxawal ko buñ ko taxawalee tey soit Chine wala États-Unis wala beneen réew mooy di kaat lekk ñu mën ñu mais il faut ñu xalaat fi ñu jëm xalaatin bu wóor teg ko ci yu wóor buñ def loolu mën nañoo sonn mën nañoo bañ manifestation waaye du jëm fenn ñi ngi xeex franc CFA mais xalaataluñ dëgg-dëgg lañ koy remplacer xalaataluñ fi mu ñu jëmee xamuñ sax franc CFA bi lu mu ñuy jariñ ak lu mu ñuy wàññi dañuy jóg rek daanaka damay tudde réaction épidermique ne CFA baaxul colonialisme la nangam nangam waaw mais lu baax bu demee loo fi teg loolu doo ko xeex da nga koy xalaatal d'abord loolu nag amul moo tax ragal naa li ñu daal ci indépendance yi mën nañoo dalaat ci CFA ëllëg coow li bari kii bari France reculé comme coow li bari na xaaral ma jaare leen feneen ñëw fa indil ñu leneen ñii dañu créer marché Auchan ñu xëy ne na Auchan génn na Auchan kii yooyu yëpp jàpp naa ne buñ ko tegut fu leer li ñu waroon def xalaat Auchan ñun buñ ko génnee wala même bu fi nekkee ndax mënuñoo créer yeneen chaîne de solidarité ay magasin yu mel ni Auchan wala mu gën ko yu dëkk ci réew mi alors xalaat di jëf daal mooy libérer réew mais du coowal kese ak taxaw ci mbedd loolu du libérer réew da nga koy xalaatal d'abord xam fi nga ko jëmee fi nga ko war a jëmee leer mais réewam tey béy wuy dox te kenn moomu ko amul ci àll bi boo ne naa libérer sama bopp it te jëmoo fenn amoo fenn foo teg sa bopp daanaka keneen dikkaat rek ci beneen façon yilifaat la donc Ibrahima sa laaj bi amul hésité man jàpp naa ne buñ xoolee Afrique ñi xeexoon seen indépendance ñooy gën a taxaw xëy na sax du tey parce que pareegul processus bi pareegul mais ëllëg daan gis ne indépendance yooyu moo gën a wër mais defe naa ne li ñu tardé woon it buñ amoon ay nit ñu dëggu nit ñu xam seen réew xam fi ñu war a jëm liggéey bu sérieux te xóot nag bu sérieux laa wax te xóot mën nañoo libérer réew mi teg ko dindi ko ci France bi mu wéeru gëm naa ne ku mel ni Cheikh Anta Diop liggéey na ci loolu am na ñeneen ak ñeneen ñu ci liggéey Mamadou Dia malgré erreur yi ma tudd am na lu bari lu baax ci parcours am ak ñeneen ñu nekk ci réew mi xëy na ñu xam ak ñun xamul mais xalaat yooyu defe naa ne buñ ko gënoon a xóotal ñun ay intellectuels yuy xalaat moom la ñu gën a ñàkk ci Afrique
te tubaab yi xalaat lan ñu rawee ak pexe loolu nag du ay manifestation mbedd loolu da ngay koy xalaat d'abord tëgg ko ba mu ñor mu leer ci sa xel yow boo ko mottaliwut itam ëllëg ñeneen mottali ko tubaab yi kat seen réew yéeg li ñu tabax lépp du ña ko xalaatoon ñoo ko tabax mais am nañu ko xalaatoon ba mu ñor ñu teg ko bàyyi ko fi yeneen génération dikk wéeru ci xalaat yooye taxawal lañ taxawal moo tax tey ñu egg fi nu egg ñun nag dafa mel ni ay tooba saxal mbaama sul yi ñoo fi gën a bari li ñuy def lépp pour tey la ak luy sotti tout de suite loolu nag maa ngi leen di leeralal ne du mooy libéré sunu continent africain bi continent africain bi li mu manqué mooy dajaloo àndandoo créer réew mu dëgër wala ay réew yu dëgër bokk ñaari ñetti réew wala li gënoon sax ñu def benn États-Unis d'Afrique comme ni ko ñoom Kwame Nkrumah ak Ahmed Sékou Touré ak ñeneen doon wootee et loolu ba tey bu kenn yaakaar ne projet la bu mënul la sotti war nañu continuer di ci xalaat war nañu continuer di ci liggéey parce que man li ma gëm mooy avenir u Afrique foofa la nekk waaye nekkul ci kenn ku nekk pàcc si la tubaab bi daggaloon jox la ko ne la am réew la nga di ca kër yi gëmuma ne loolu mooy développer Afrique lu développer menn réew ci Afrique aussi ay coono rek lay yokk waaye tant que boole wunu sunuy doole boole sunu réew yi taxawal réew yu am jëmm yu dëgër yu mën a jàkkaarloog adduna bi du ñu dem fenn xoolal États-Unis 50 États la xoolal Chine 1 milliard et quelques d'habitants xoolal Union européenne ñun yenn te réew Europe ñooñu colonisé woon mais ñooñu ñoom dem nañ ba xam ne ñoom sax ni ñu toll doy ci àdduna tey bi ngir nga mën a résister il faut ñu créer Union européenne lu mat 27 États tey ñu ngi ci yoo xam ne ñaar fukki état ak juróom-ñaar yoo xam ne ñoo àndandoo créer benn union di boole seen yu bari te xëy na ëllëg mën na leen yóbbu ci ñu amal benn réew mu mën a jaamaarloo ak Chine mu mën a jaamaarloo ak États-Unis mu mën a jaamaarloo ak Japon ñun Afrique nag daanaka côté boobu séqeeguñu ci ab jéego naam ñi ngi taxawal ay CEDEAO ak CEEAG ak yu demee noonu waaye des na mu leer ci xalaatu nit ñi ne wax dëgg yàlla dañoo war a ànd wax dëgg yàlla ànd boobu waratul a xaar kon sëñ Ibrahima loolu laa doon tontu ci laaj bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw sëñ Ibrahim dégg na wax ji kon xam na bu nu amoon benn dénkaane bu ñuy wax salaam Lambaye mooy bi ma dégloo objectif yi ngeen am yu rafetlu ko d'abord di leen soññ di leen encourager ci liggéey boobu ngeen di def defe naa ne ku nekk war na ko defal goxam Lambaye ku xam histoire du Sénégal xam ne dëkk bu amoon histoire la gox bu joué lu rëy ci réew mi la démb loolu nag ay ñi yàlla nattoo ñu cosaanoo fa war nañu yëg responsabilité boobu ñu yenu ba di dox tànk yi ngeen di dox loolu ñu ngi leen ci encouragé di leen ci jaajëfal te nit ki moom surtout jullit lépp lu muy liggéey pour defar lu baax nga xam ne maa ngi ciy séentu yoolu borom ba ndax yàlla moo ñu engagé ci loolu wa aslihu fil ardi wala tufsidu fil ardi baada islahiha bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw ba ma ko defaree ba pare kon islaax jéem a defar moo tax yàlla bàyyi ñu ci kaw suuf indi ñu fi loolu nag mission kenn ku nekk la ci ñun ku ci nekk alhamdulilah ku ci nekkul war nga ci xiir sa moroom mu def ni yow comme yéen a ngi ci mission boobu ñun duñu def lu dul rafetlu ko di leen ñaanal di leen sant aussi di leen gërëm ci yitte ji ngeen am ak topp bi ngeen di topp seen histoire réew parce que loolu lépp yëg-yëg la ku am na koo xam ne yooyu intéressé wu ko parce que moom foog na ne dund gi mooy mu toog cim réew rek di xëy di lekk di naan di tëdd ko jóg ba bés yàlla moom ko mu wuy ji borom mais am na ñu yëg beneen yëg-yëg ñu yëg ne seen borom li tax mu indi leen fii mooy ay mission yu ñu fi war a dox mission yooyu nag benn rawu ci taxawu sa réew defar ko fexe ba mu tegu ci yoon réew yi fi jàgg yépp ay nit a ko defar
tubaab yi dëgg la danañ leen wax lu bare bari mais mën nañoo jàng ci ñoom boo liiree seen histoire gis bakkan yu bari ya des ci taxawalam réew ci taxawal dëgg dindi fa nootaange réew moo jël ci réew tubaab yi rek daanaka histoire am jaar na foofu et ñun nag li ñu bëgg dafa yomb bu ëpp parce que ñun dañoo foog ne dañuy xëy rek am réew mu jàkk mu baax te du am benn sacrifice du am benn liggéey bu koy suufu loolu gëm naa ni mënul nekk donc bu fekkee ne li ñu bëgg dëgg la ci ñun dañu war a takku ni ñépp def ba defar seeni réew ñu jaar yoon woowu du yoon wu yomb nag du yoon wu gaaw itam mais yoon wu am avenir la yoon woowu ci la ñuy bëgg a soppi seeni réew jaaroon ba yàlla may na leen tey seeni réew soppeeku ñun nag yaakaar naa ne mel na ni ba léegi nii jaaraguñ ci yoon wa kon yàlla nañu yàlla dimbali ñun ñëpp nu jaar ci yoon woowu di leen gërëm di leen sant. jërëjëf monsieur le ministre ci kàddu yu am solo yooyu xam naa ne kon dañ lay ñaanal rek suñu borom defal la tawféex jërëjëf ñu fanaan jàmm xam naa sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu doon suivre ci Salam Lambaye ci groupe bi ci panel bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak groupe bi ak exposé bi nga xam ne monsieur le ministre mu ñu ko doon defal. ànd ak yar gi ak dal giñ ko ànd ak déglu gi ak safoo gi daal remarqué nañ ko kon xam naa ne dañuy daal di yaatal jataay bi rek ku ci am contribution boo xam ne mën na ko àggalee ci biir ci waxtaan wi lu mu ci jëriñoo ak ay questionnement yoo xam ne peut-être du ñàkk ñi ngi doon teewlu gën ñu xam li nga xam ne moom la ministre bi doon wax ak lan yan contribution lañ ci indi pour gën ko détailler ndaxte fii mu mujjee dafa am solo muy li nga xam ne mooy responsabilité kenn ku nekk nga xam ne gox ba nga nekk da nga ko war a fexe yëkkati fexe liggéey ngir développement sa gox waaye ngir réew ndax réew comme ni mu ko waxee de su ko xëy tabax ngir réew du lu yomb dafa am ay racines yu ko téye racines yooyu expliqué na ko ci biir waaye ci exposé bi nga xam ne mooy alaaka bi ko téye ak France ba tey jii dajjati ko du nekk lu yomb du ay wax rek koy dindi. waaye la koy indi mooy ay nit ñu taxaw ñu am xam-xam ñu engagé wu te loolu nag suñu borom defu ko ci lu bari ci réew mi engagement bi comme ku mel ni moom ndax wax dëgg yàlla xam-xam bii nga xam ne moom la wax te moom lay wax fu mu toll ñu koy suivre di ko déglu di ko bàyyi xel mu nekk suñu modèle képp ku bëgg lu baax rek professeur Bamba Ndiaye sa modèle la ndax ay waxam. ay gisinam vraiment dëppoo na ak li nga xam ne nit ku baax ku nekk bëgg nga ko ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex di ko ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko doon suivre te bëgg a mel ni moom di ñaanal tamit sunu mouvement bi suñu borom yokk man-manam mu gën a yaatu àgg fa nga xam ne fa lañ ko gën a séentoo ba lépp luy poste de décision boo xam ne war nañ ko mën a def ci suñu gox ñu taxawe ko defe ko ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee. di ñaan waxtaan yi di ci gën di bëri action yi di gën di bëri ñuy soññ suñu bopp di soññ mbooleem membre bu nekk ci mouvement bi rek ñu gën a laxasaayu gën a góorgóorlu gën a taxawal li nga xam ne mooy sunu dëkk sunu gox ba nga xam ne dinañ ko mën a dégg ci anam yoo xam ne anam yu kon bu fekkee professeur mu ngi may teewlu ba léegi xam naa guddi na question yooyu bu fekkee ñëw na ci dañ koy laaj rek xam naa ndénkaaneem yu mujj wala kàddoom yu mujj jëmale ko ci sunu mouvement bi nga xam ne dafa jóg ngir xeex lépp loo xam ne lu lees di teg aw askan la te waru koo tegoo fexe li nga xam ne mooy ay principe moo xam islamique la moo xam culturel la moo xam ay ndono yoo xam ne sunuy mag dañ ko fi bàyyi sunu gox ñu bëgg ko protéger en même temps fexe ba rehausser li ñuy wax làmbaay yëkkati ko ba ci kanam loolu du ñàkk ay ndaw yooyu ay kàddu yoo xam ne da nga ko jëmee ci ñoom kon xam naa dañ lay bàyyi rek nga daal di tëje loolu ñu lay sant di la gërëm ci disponibilité bi nga am ak ñàkk woyafal li nga xam ne tey jii xam nañ ne xat nga lool ku chargé nga ndax dañ lay suivre fu mu toll
tey boo ñëwee accordeel ñu audience bu toll nii vraiment mënuñu lu dul sant la gërëm la te gën nañ laa jox cër doxoon nañ la ko waaye gën nañ laa ceg ci sa place bi nga yeyoo di la nuyu di la ñaanal suñ borom sàmm la yokk xam-xam bi tabarkalla macha allah jërëjëf monsieur le ministre wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.